di nuyu di leen gërëm ci seen teewaay fii ci sama tur ak ci turu waa Parcelles Assainies ak ci turu mouvement Parcelles Assainies en marche ñu ngi leen di gërëm yéen presse bi ci seen teewaay fii. lenn waralu ko lu dul situation bi nga xam ne mooy ñàkkum ndox mi am Parcelles Assainies bi nga xam ne am na ay at a ngi nii Parcelles Assainies day ñàkk ndox te ñuy fay suñuy facture loolu nag ñu ngi ciy joxoñ baaraam ñi nga xam ne ñoom ñooy Sen'Eau di ci joxoñ baaraam ñi nga xam ne ñooy ministère de l'assainissement et de l'eau di ci joxoñ baaraam aussi suñu municipalité ngir mu taxaw ci. te jamono jii ñuy dund mbirum coronavirus xam ngeen ni kër yëpp a soxla ndox pour mën di raxasu te dañuy obligé suñu jigéen ñi wala ñun ñuy borom kër yi di jóg 3 heures du matin pour mën a am ndox bëgg a xëy liggéey yi loolu xam ngeen ni mënta nekk te metti na te suñuy facture di gën a cher. suñu jugee ci loolu nawet baa ngi ñëw te xam ngeen ni Parcelles Assainies dañuy wax Parcelles Assainies mais Parcelles non Assainies la ñu war a wax ndaxte nawet ak noor Parcelles Assainies day taa te ñoo ngi nii dend ak géej gi di exutoire naturel jëriñu ñu dara. ci loolu nag ñu ne nañu jël solution ndëgëndiku d'abord ci nawet bii waaye nañu jël solution buy wéy muy solution structurelle pour que problème assainissement Parcelles Assainies ñu régler ko une bonne fois pour toutes régler ko ngir Parcelles Assainies mën a développer ndaxte parcelle booy xool am na 13 points yoo xam ne noor ak nawet day taa fii ñu nekk nii ci suñu buntu siège bu ñu génnee mën ngeen a fekk mu daal di taa boo leen doxantoo fii unité 15 fekk fa fu taataa léegi nii te géej gaa ngi nii suñu wet ONAS ñu ngi ciy attiré responsabilité am di ko wax aussi ministère de l'assainissement et de l'eau di ko wax aussi suñu municipalité ñun aussi doomu parcelle nañ ci jóg xar ci suñu tànk tubéy ngir Parcelles Assainies tur ba mu tudd di assainissement mu am viabilisation ndax suñu dund mën a ayib mën a doon dund boo xam ne day mucc ayib. ci loolu nag ñu ngi ciy woo population parcelloise yëpp ñu daldi ciy taxaw jeune mag ak ndaw ñu taxaw ngir sàmm suñu dundin ak suñu alam ak suñu santé. bu ñu jugee ci loolu ñu leen di xamal ni Parcelles Assainies dafa nekk dëkk la boo xam ne dañu am ay ministre am député boo xam ne kenn du ko dégg am ay ministres yoo xam ne mosuñu fee indi une solution structurelle mosuñu fee indi solution bu wéy saa yu ñëwee Parcelles Assainies ngir politique moo leen fiy dugal ñu am mairie boo xam ne amul lenn lu mu jëriñ Parcelles Assainies donc jeune Parcelles Assainies génération bi nga xam ne ñoom ñoo consciente gëm ni Parcelles Assainies ñun ñoo ko war a téyel suñu bopp kenn duñu tànnal ki nga xam ne moo ñu yoral suñu dëkk kenn duñu tànnal di ñu yemaleloo suñu maire fu muy yem ak fu mu warta yem génération boobu ñoom ñoo taxaw ni trop c'est trop Parcelles Assainies ñun ñoo koy téyel suñu bopp doxalal ko suñu bopp te nag ñëpp nañ ci jël seen responsabilité ñu ànd liggéey la main dans la main. waaw unité yi nga xam ne ñoom la ndox mi gën a sonal mooy unité 25 unité 22 unité 21 unité 7 unité 9 unité 11 unité 13 unité 19 unité 15 HLM Grand Médine unité 24 unité 14 unité 18 foofu muy noor muy nawet ndox mi day ball di génn ci mbedd mi dugg ci biir kër yi di empêcher kenn mën a activité boo xam ne day nekk une activité saine. gisaguñ ñu commencé koo curer guñu ko te war nañ koo curer non seulement war nañ koo curer waaye war nañoo prévoir ay moto pompe ak ay camion citerne pour bu ndox mi ñëwee mu bañ a taa ndaxte Parcelles Assainies lu mu dee 13 unités sur 20 ndox mi daf fay taa ñuy empêcher leen ñu dund normalement. kon donc bu ñu jugee ci solution conjoncturelle boobu nañu taxaw ci ay solution structurelle fexe loo xam ne day doon saafara buy wéy ñu daal di ci taxaw ngir mën a saafara li nga xam ne mooy jàngoro parcelle muy ndox muy taa nawet ak noor te ñu tudd Parcelles Assainies donc dañuy changer tur bi def ko Parcelles non Assainies wala ñu defar ko de manière durable. ci loolu li ñu gis mooy ni jàppale ci waa Parcelles ñu am camion citerne ndox waaye ñun mënuñu ko wéyal il faut que commune boo xam ne mu ngi à 15 minutes palais de la République dafa ñaaw ñu naan problème mu eau potable lañ am donc Parcelles Assainies dafa jot loolu ñu yeggale ko fa mu war a yegg di ko wax ki nga xam ne moo yor en charge loolu moo ñuy fayloo facture muy Sen'Eau ñu fexe Parcelles Assainies am de manière continue bu dul accident wala panne mën nañ ko nangu mais de manière continue Parcelles Assainies depuis ay années mu am problème mu ndox
loolu dañu ne dafa ëpp kon donc dinañ porter loolu ba fu mu war a yegg ñu fexe yëkkati suñu kàddu ñu yóbbu ko fa pour défendre li nga xam ne mooy dundinu ak intérêt wu Parcelles Assainies. loolu def nañ ko en tant que particulier parce que fii lañ dëkk di ko dund def nañ ko en tant que leader li war mooy ni ñu yokk seen capacité parce que xam nañ ni seen xaalis bi ñuy encaissé yokku na nit ñi yokk nañu kon kay ñoom nañu yokk investissement bi yokk capacité bi. waa Parcelles Assainies alhamdulilah suñu littoral Dakar ñun ñoo ko fi am boo xam ne laalaguñu ko ñun en tant que acteur bi ñu gisee ay engins ak ay tubaab di fi ñëw gis nañ préfet wax ceeg moom gis nañu maire wax ceeg moom et en tant que président de mouvement associatif muy suñu terrain football bu ASC Renaissance ñun kenn du fi aménagé wala kenn du fi jox kenn mbir te ñëwuloo waxtaan ak ñun te ci loolu nag ñu ngi avertir bugguñoo nag di agiter wala di yee fitna waaye tamit képp kuy def te jaarale woo ko ci yoon boo ñëwee di nga ñu fekk sur place parce que suñu terrain football bii nekk ci littoral bi ku ko laal di ñu laal